mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bi si mën leen ci xabaaru maraxi la ca gën a fës mbirub oustaz Khadim Gueye sëriñ daara ba nekk fa Njañ fu soriwul lool daaray Kokki kuréel yi xeexal ak yelleefu doomu aadama doon benn say ni duñu nangu benn yoon ab pression ñu koy teg ci wàllub yoon ngir ñu taal di koy teggi yoxoo seenub sàkkuteef mooy liggéey bi nga xam ne kon yoon jógle na ko ci na ci dem ba jeex tàkk danañ ci dégg Seydi Gassama ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatu askanuk Malika taxaw doon benn say ngir ñàkkub kaaraange jeex fa tàkk ay jamono yi nga xam ne kon lu toll ci bakkan yu bëri kon ñu ngi fay daal di rot loolu lépp kon moo tax ñu amal doxub ñaxtu ni ko tey jii ngir lu ni mel kon du mayu leen kilifa yi la ñuy sàkku ci ñoom ngir kaaraange sax fa dàkk dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi professeur Felwine Sarr di indi leeral ci jaastik El Hadj Omar Foutiyou Tall bile ba noppi dal ci ñi nga xam ne ñooy song ci kaw bu ñooy song professeur Iba Der Thiam ci mi mbind histoire générale bu Sénégal coow li jolli diggante Boubacar Boris Diop ak Souleymane Bachir Diagne indi na ci leeral kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtub xabaar yi neskis bu ci àlande ñu di ci faram fàcce mbokk yi asalaamaaleykum sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaaru marax yi des ko tàmbale kon nu ñu ko junjee ci ndorteel ak mbirum Khadim Gueye mooy daa jàngalekat bi nga xam ne day yëngu ci wàllu daara te nekk ca Njaañ fu soriwul lool daaree Kokki ni ki démb kon lañ ko teg yoxoo ndax nag ay fitna lay jël di ko teg ci kaw taalibe yi loolu nag tax ba kuréel yi xeex ak yelleefu doomu adama ci Sénégal daal di dankaafu ni kon bëgguñu benn pression buy bàyyeekoo kon ci kilifa yi jëm ci wàllu yoon ngir ñu daal di koo teg yoxoo Seydi Gassama mi njiital Amnesty International section bu Sénégal ne kon la muy sàkk mooy yoon def ci liggéey ba mu jeex tàkk ci mbir mu ni mel ñu teewli kàddoom Seydi Gassama ci jokkoo ak Youssouf Konté. waaw vraiment information bi ñu jotee ci daara boobu nekk Kokki ñu jàpp xale yi di leen tiiree di leen dóor di leen maltraité vraiment ñu ngi koy ñaawlu bokkul ci diine bokkul ci loi yi nga xam ne moo mën fi ci biir Sénégal moo tax ñu ngi ñaan état Sénégal maanaam gendarmerie ak procureur nañ leen teg loxo nañ leen jëbal justice ñu atte leen teg leen daan yu gën a métti d'ailleurs n'est-ce pas pour que ñu xam ne genre pratique yooyu yoon daf ko nanguwul te ñu ngi vraiment avertir képp koo xam ne da nga toog ci sa biir kër ngay kilifa diine wala kilifa ci wàllu état wala politicien ngay def pression kon procureur pour ñu bàyyi leen la nga xam li ngay def dafa jaaduwul yaay ñaawteef la te suñu xamee sa tour dañ la dénoncé nga la jébaane fii ci Sénégal ak ci bitim réew mais yow complice nga ci pratique criminelle yi nga xam ne dafa xew ci ay daara te état nar ko xeex société Sénégal yëpp nar a ànd xeex ko. mbirub Khadim Gueye du guléet ci réew mi ndax nag keneen koo xam ne oustaz la di Oumar Sylla defoon na ko ci atum 2016 mu jigantal gi nag dañ ko dagoon loxo waaye après bu dañ ko bàyyi mu dem këram loolee lépp nag kon di indi jafe-jafe yi nga xam ne kon ñu ngi koy nemmeeku daara yi rawatina taalibe yi ak fitna gi nga xam ne sëriñ si ñu ngi leen koy teg loolee nag nekk mbir yoo xamante ne daal foo ñu taxaw ci ngir mu dakk ci réew mi Omar Kane. image yi ngeen di gis te mu leen di fàttali jamonoy esclavage démb rekk lañu leen jël juróom xale yi nga xam ni seen at weesuwul juróom-ñett seen sëriñu daara Khadim Gueye te am daaram foofu ci Kokki moo leen doon enchaîné di leen bund xatal sëriñ daara bi ak wayjuru xale yi jàpp nañu leen waaye samedi ba léegi pression bu rëy lañu teg ci ndoddu ñi leen jàpp ngir ñu bàyyi leen te bañ a siiwal mbir mi lu mel ni dugguleet ci Sénégal ndax ci février atum 2016 mbir mu mel ni amoon na fi beneenu sëriñu daara di wuyoo ci turu Oumar Sylla la ñu jàppoon mu doon def li ni mel waaye ca mujjantal ga Sylla dañ ko bàyyi dossier bi ñu classé ko sans suite ay taalibeem ak ay ñoñam sëriñu daara ñoo demoon ci commissariat de Diourbel ngir ñu bàyyi ko ndax Khadim Gueye sëriñu daara Kokki bi dina am li Oumar Sylla am ñu xaarandi fii ak boobu leer na ni am na yeneen taalibe yu ñuy bund xatal ci réew mi mu nekk mbir goo xam ni war nañ ko topp ba xam fu mu mujj.
Omar Kane di ko gërëm kon oustaz Khadim Gueye ak waajuru ndongo yooyee ñu ngi ci nungu seen niki démb ak tay ji addu ci leneen ci njëlbéenu xabaar yi maa ngi leen ko doon junju muy jaasik El Hadj Omar Foutiyou Tall loolu nag coow lu bëri daal di ci yëkkatiku ñenn ñi jàpp ni kon du jaaseem kii di professeur Fulwine Sarr nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane indi na ci leeral nee na kon jaasi goge El Hadj Omar Foutiyou Tall moom mooy borom rax ci dolli nag ci bi muy jën ak Mamadou Ibra Kane ci jury du dimanche nee na ñi nga xam ne kon ñooy xël di song professeur Iba Der Thiam te teguñu ko fenn leneen loo xamante ni daal jàpp nañ itam mooy coow li jolle diggante professeur Souleymane Bachir Diagne ak Boubacar Boris Diop lu mën a ñàkk la ñu ànd ci leeral Youssouf Konté Cheikh Assana Fall. suñu waxoon benn ci épée yu El Hadj Omar Foutiyou doon yore la bañ a wax ne épée wu El Hadj Omar moom la ñu andi mënoon na bañ a jur coow ndax ci gis-gisu Fulwine Sarr sabre bile moom njabootu El Hadj Omar ci boppam ñoom ñooy yàgg topp ci ginnaaw waa France ngir ñu delloo leen ko ndax symbole gi mu doon. gis nga lu jëm ci mbiru jaasi bile njabootu El Hadj Omar ci boppam ñoom ñoo njëkkoon bëgg ngir waa France delloo leen ko commencé nañu ti lijjanti loolu depuis 1993 léegi nag lu tax ñu bëgg ko ndax dafa nekk ab affaire boo xam ne bu symbolique la suñu waxoon mën na am ne lii benn ci jaasi wu Cheikh Omar la bañ a wax ne jaasi bu ci boppam mooy jaasi El Hadj Omar coow bi du ci juddu waaye dafa am symbole bu nekk ci jaasi bile jaasi bi El Hadj Omar ci boppam moo ko yëkkati woon jox ko doomam ti Ahmadou ba muy waaj a dem ci xeexu Bandiagara ba universitaire bi ti ñaawlu bu baax procès bu ñaaw bi ñu def kiiti professeur Iba Der Thiam. quelques petites erreurs qu'ils ont faites. lenn dafa am man jàpp naa ne nu ñu traité ñiiti Iba Der Thiam ak waa commission am nekkul loo xam ne lu jekk la ndax ñoom ay historien lañ seen liggéey lañ def nañu ay yenn erreur wax loon nañ leen ko waaye waruñu coow profité ngir wax leen yenn affaire yoo xam ne jekkul waaye ñoom nangu nañ ne def nañ ay erreur te nangu nañ ne dinañ ko rectifier waaye mënuñoo dem ci kër gu nekk ti ko wax ne ko noo raconter sa histoire su fekkee ne dañoo bàyyi famille bu nekk nga nekk ti wax yaay defar sa histoire bopp suñ fa mujjee duñu mujj xam dëgg bi fan la ne te loolu nekkul loo xam ne dañoo gën a on a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé en croisant toutes les sources. co-auteuru téere bi ti restituer le patrimoine africain jàpp ne Boubacar Boris Diop dafa yàkkamti ci ba muy dem ti songub Souleymane Bachir Diagne ci lu jëm ci mbiru héritage u Cheikh Anta Diop. je pense que en fait wax gi amoon ci diggante Souleymane Bachir ak Boubacar Boris man jàpp naa ne Boubacar Boris dafa yàqamti ci ba muy dem ci dal kii di Souleymane Bachir Diagne ndax ab article boobu noonu Souleymane Bachir bind mën nañu wax ne sax dañ doon tagg kii di Cheikh Anta waaye peut-être que ne Boris dafa jàpp ne nu mu ko doon taggee moo fasul wala yenn élément critique yu mu ci def moo ko neexul gis nga période boobu wax ji am man maa ngi nekkoon ci liggéey ci benn article boo xam ne daf Souleymane Bachir da ko def tam waroon dugg ci mbiru atelier de la pensée yi waaye am na ci ay bind ay page yu bëree bëri yoo xam ne bind na ko te ci tagg Cheikh Anta bon nag Souleymane Bachir suñ koy jugé wala su Boubacar ti jugé Souleymane Bachir ci lu jëm ci mbiru Cheikh Anta warul yem ci benn article kese war na xool li waa ji daan bind yeneen ak yeneen waaye warul yem ci benn article képp. une interview qui vont résumer. mu nekkoon ganub jury du dimanche philosophe ak bindkat bile moom jaarul ci yoon yu bëri ngir mën a wax ci lu mu xalaat ci lu jëm ci actualité bi nekk ci continent bile te moom sax jàpp na ni fi mu toll nii jot na ngir France génne loxoom ci lu jëm ci franc CFA. Cheikh Assane Fall di ko gërëm daal di àddu ci leneen ak ñaari doomu aadama yoo xam ne dañ leen faat Malika ci ay diir yu gàtt loolee nag moo merlo bu futtu askan ko fa yeewoo seen dënnu jóg ñu daal di samp kuréel tibbee ko Malika va mal liñ ci bëgg daal mooy kon kaaraange sax dàkk ci diwaan ba noppi nag di sàkku ci kilifa yi ngir kaaraange gi mën a jolli waaye tamit lépp loo xamante ne nii ay pexe la tir nu mu gën a gaawee bu ko defee kon askan yi mën a nelaw ba yandoor faw ñu daal di ko def kenn ci ñoom di Isaïba Bassène dafa bokk ci boobu lépp kuréel di Malika va mal ay kàddoom ci micro Omar Bokoum. tey dañ fi rassemblé juste pour manifester wu ci lan waaye manifester pour dire Malika va mal le collectif s'appelle Malika va mal maintenant le collectif Malika va mal va parler aujourd'hui de l'insécurité la ñuy wax bu ñu ne insécurité parce que dañoo constaté en espace d'une semaine il y a eu 2 crimes à Malika premier crime bi c'est une dame jëkkëram moo ko rey deuxième crime bi mu nekk benn jeune mu nga xam dafa dem place ñu agressé ko rey ko maintenant ñun dañu ne ça suffit dafa doy parce que mënatuñu dund en paix fii à Malika maintenant la sécurité c'est notre droit on a droit d'avoir une sécurité maintenant sécurité boobu noonu ñan ñoo ñu koy jox c'est l'État qui nous donne cette sécurité là État moo ñu koy jox État nag suñu commissariat baa ngi fi y a pas d'effectif amul effectif maintenant ñun on interpelle le ministre de l'Intérieur on interpelle le président Macky Sall
à ce que mu jox ñu effectif bu doy fii am Malika ci Sénégal la bokk dootuñu nangu ay cas de crime di fi amati su état bi nag jógul ci lii nii nga xamante ne moom moo nekk di am fii Malika dina amaat deuxième acte bu nga xamante ne ñun noonu la ñu def ñun ay jeunes yu disciplinés tous les jeunes du mouvement ou bien du collectif Malika Va Mal ay jeunes yu disciplinés pacifique la ñu xamuñu xuloo xamuñu xeex xamuñu rey xamuñu dara donc ñun nag loolu noonu moo tax tey ñu toog fii. dañuy jóge ca Malika dem ba ca bët Saalum réew ma ca Fuladu foofu nag askanu fa nekk rawatina sàmmkat yi léegi kon la nga dippee kon sàccum jur gi léegi mu daal di leen tàggaliko ndax ay pexe ñu daal di nal ngir rek loole kon mën leen a dumoyu ñoom nag dañ cee bég lool ndax juróom-ñaari at lañ ko daal di samp tàmbalee gis kon mbégte mi leneen loo xamante ni seen sàkku teef la mooy kon du ñu bëgg ndox mi di saawaan baawaan bu ko defee ñu mën ci jotee ci anam gu mucc ayib Seydou Diatta. ci mboolem xeex yu nguur gi sumb ngir aar wàllum càmm gi ci juróom-ñaar at yu mujj yi càccum jur gi dong la ñuy jàpp ne faagaagal na ko bu ñu sukkandikoo ci sàmmkat yi seen bopp. affaire sàcc bi gam école la benn sàmmkat yi kenn du la wax sàcc na la nag dañ wax nag suma nag riir na ça fait 20 jours gisuma ko ci àll ba mais kenn sàccul nag ça fait 3 années kenn mënul wax sàcc nañu ko nag suma nag bi riir na gisuma kaw ma fu ma dem danañ ko yegal ñu def ko communiqué borom bi ne gis ko rôle de bétail alhamdulilah rabbil sàmmkat yi sant nañu loolu bu baax. ci biir région bu diwaanu Kolda denc xaalis ci banque yi amul doole noonu ndaxte anam bu askan wi di sàkkanale seen alal mooy jënd jur di ko yar ginnaaw càccum jur dàkk na ci gox bi ñi nekk bitim réewaa ngi akimo bu baax a baax jënd ak yar jur gi su ko defee ñu mën a am ci lu ñuy teg seen gët bu ñu dellu suwee. ñu nekk Amérique wala ñu nekk Europe am na ku jënd 50 nag ci temps bale passé pour suñu jógee Europe su ñëwee fekkee alal mu ne léegi ñu mën a jënd nag sabu sàcc jeex na ci biir réew mi. li nga xamante ne moom la càmmkat yi di jooy ci jamono ji ba tey mooy ñàkk ndox ci yeneen diwaan ci biir région bi. parce que côté bi moo amul ndox. amul forage. Madina Fula amul forage. te forage nag baax na ci affaire njur loolu moo manqué ci réew mi. mais affaire sàcc bi gam loolu. lu soxal wàllum dund jur gi rawatina ci noor moom tàmbali na am saafara ginnaaw ndimbal ak njàppandal ONG yi yëngu ci wàllu woowee ci douane gi. Seydou Diatta di ko gërëm ab signature di xaatim déggoo dox diggante mairie bu Malicounda ak Brooklyn ab gox la bu nekk ci États-Unis loolu nag lañ ci jublu rek mooy fexe ay gox ak i pàcc yu bëri ci Sénégal ñu daal leen ci jàppale bu ko defee kon gox ba mën a suqaliku loolu mu ngi amee ci teewaayu ki jiite bokk moomeel ba di Maguette Sène mooy maire bu Malicounda ay kàddoom ci micro Aliou Kane. tey dañoo daje bis bu am solo doon noué partenariat entre Brooklyn ak Malicounda Brooklyn doon dëkku Amérique bi nga xam ne tey moo ëpp ay noirs américains yu fay dund ci Amérique. partenariat bi nag li tax ñu am ci yaakaar mooy moom tey dañoo jël décision dellu si Afrique dellu ci Sénégal pour participer ci développement wu Afrique donc je crois que ci contexte boobu lañ signé ak Brooklyn muy contexte bu am yaakaar ñu am yaakaar ne dina doon njëriñ pour Sénégal njëriñ pour Malicounda. ci domaine yu bari la dina couvrir éducation santé culture développement économique tourisme domaine yu bari lay couvrir donc am nañ yaakaar ne véritablement dina doon loo xam ne Malicounda mën na ci jaaree am di doxaat ay jéego yu bari comme niñ ko tàmbalee déjà ak au niveau local. réewum France ak réewum Allemagne fas yéene dugal lu toll ci juróom-ñaari milliards surub xaalis ci li nga xam ne moo jëm ci wàllub kaaraange ci pays réew Afrique yi soldats yi nga xam ne nag ñoo nekk fii ci réew mi loolee nag dañ ci daal di sukkandiku ngir mën a wéyal lépp loo xamante ne moo jëm ci kaaraange askan wi rawatina li ñu dippee ci zone bu Sahel loole nag ngir xeex terroriste yi nga xam ne nag jafe-jafe dëgg la ci kaw askan wi moo tax ñu daal ci sóob yooyu koppar waaye nag jàpp nañu ni koppar yooyu tukkee ci waa bitim réew yooyu nag dafa dellu si fekkat fi leneen loo xamante ne nii koppar la waaye nag ay ganuk Alassane Samba Diop ci émission l'air du temps ñoom joxuñu ko solo lool ndax jàpp nañu ni kaaraange askan wi rawatina ci pays réew Afrique yi lee seen yoxo doom yi la nekk ñu ànd ci leeral Omar Kane. dëkku tubaab yi ñu ngi wéy di dimbali dëkku Afrique yi ci xeex terrorisme jàppale goo xam ni dëkku Afrique yi war nañ si tey bu baax. Je pense que la première autonomie qu'un État. ci man réew mu moom boppam li mu war a njëkk a def mooy mën a aaral boppam kaaraangeem. Sécurité, sa propre défense. Je pense qu'aujourd'hui on a certainement besoin d'un appui extérieur dans la plupart des cas. naam soxla nañu ndimbalu dëkku tubaab yi ngir xeex terrorisme. Parce que ça justifie aussi que les autres viennent avec nous dans cette lutte
il doit pas y avoir, on doit pas céder. waaye dina am solo lool ñu xool niñ koy defee ndax dëkku Afrique yi ñoo war a jiitu ñeneen ñi topp ci. C'est les Africains qui doivent être devant. S'il y a un appui, ça doit se faire derrière. tey si bu baax waaye itam toog xoolaat mbir mi te soppi doxalin. Regardez au Mali, il y a la force Barkhane. suñu xoolee Mali am na force Barkhane am na MINUSMA am na G5 Sahel. Sahel. Toutes ces forces. te taxul terroriste yi nekk fa di lëmbee réew ma. On a l'impression que ça s'empire en fait. Je crois qu'on doit avoir un diagnostic très poussé. kon jot na ñu toog xoolaat yëf yi. Qui facilite quoi? Parce que sinon, si on continue comme ça, on ne trouvera pas la solution. te jafe-jafe yi jëmul rekk ci ñàkk koppar. Oui, l'Allemagne peut venir, la France enfin la France est déjà là. France mësu fi jógee Allemagne mën na ñëw indi ay kopparam. Mais rien n'est fait. La situation continue à s'empirer. Vous pensez qu'avec 7 milliards de nos francs, de nos pauvres francs là, on peut régler le problème au Mali? waaye du koppar mooy xeex terrorisme. Le problème, c'est vrai, il y a un problème matériel, il y a un problème. naam xaalis am na ci solo jumtukaay tamit am na ci solo lool waaye jafe-jafe bi gën a tar mooy njiit yu farlu ngir demal seeni bopp. Des gens qui sont capables de dire nous devons prendre nos destinées en main. ba tax ñaari ganu leer di temps di woo nguuru Sénégal ci mu gën a ñoŋal kaaraange réew mi ndax nag li xew Mali mën na xew Sénégal. ab kuréel dikk ngir wàllu ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci pays réew Afrique yi ak ci bitim réew ñu déppee leen mouvement pour le développement de l'Afrique lu toll nag ci fukk ak juróomi réew yu bokk ci Afrique yi kon la daal di lëkkaloo ak juróom-ñaar yoo xamante ne ni nekkuñ ci continent africain bile njiit la di Moustapha Thiam ne lu mu bëgg rek mooy fexe ba wattu ndaw ñi ngir lépp loo xamante ne moo jëm seen wàllub taxawaay ndax nag loolee di kon yokkute ak suqaliku mënut am ci mim réew te jaaru seen bi yoxo ñu teewli kàddu Moustapha Thiam mi samp bile mouvement dafa indi woon ñëw seet ci groupe E-Media Invest ñu seetlu ñu teewli kàddoom ci micro Souleymane Diallo El Hadj Malick Cissé. defal loo xam ne Sénégal képp koo xam ne liggéey nekk loo xam ne nekkatul benn problématique en fait parce que le chômage touche de plein fouet la jeunesse africaine dañ soxla liggéey. donc naka la ñuy def pour créer benn agence boo xam ne mooy permettre képp ku soxla liggéey doo dem ci naan maa ngi ut sama tonton sama nijaay mais da ngay inscrire am offre d'emploi yëpp ñëw liggéey en fait. donc moo tax ñu bëgg a amal événement boobu mu nekk forum international de l'emploi des jeunes ci biir loolu tamit ñu créer benn kuréel boo xam ne tuddee ko Exigence IT nekk benn cabinet de recrutement boo xam ne mooy permettre képp ndaw boo xam ne yaa ngi fii ni soxla liggéey mu xam liggéey bi fii la nekk Sénégal wala bitim réew. da ngay inscrire rek da nga am offre d'emploi au niveau international nga xam ne képp ko xam ne soxla nga tamit jeune talent da ngay inscrire nga soxla loolu nga ñëw out liggéey donc lu ñu tax a jóg daal mooy saafara problème mu liggéey en fait voilà parce que loolu laa jàng loolu laa xam donc tout ce qui est gestion de carrière tamit képp koo xam ne bëgg nga établir benn gestion de carrière ñu ngi foofu tamit pour jàppale ko par rapport ak loolu entrepreneuriat on travaille dessus parce que on fait beaucoup de projets yoo xam ne mooy tourner autour de l'entrepreneuriat social et solidaire avec des accompagnements avec tout ce qui est financement et tout. chauffeur si nekk ci kaw tali bi rawatina ñuy dawal bus Tata léeg-léeg askan wi dañ leen daal di sikk ndax dañuy njëkkanteek rawante ci kaw tali bi fàtte sax ni ay nit lañu yàpp ci oto yi loolu tax ba ñi nga xam ne kon ñooy client yi seen baat jib ci nee nag foofu ñu daal di soppi doxalin ci kaw tali bi rawatina chauffeur Tata yi ñoom nag nee nañu kon dañ leen di tuumaal kot ndax dañ leen di jiiñ du ñoom ndax ñoom nag la ñu def kon ci kaw tali bi lu mate la ndax itam responsabilité dëgg lañ ci daal di àndal ndax loolee lépp kon nekk mbir moo xamante ne nii ba tey mu ngi des ci réewum Sénégal ñoo ngi ciy leeral reportage yu Alioune Gueye Souleymane Diallo. seen yàkkamti bi boo gisee lu si bëri yeeg yooyu nii di ñu yàkkamti parce que gëmuñu ne nit ki mënoo jël lu dul sa wërsëg. xanaa doy waar rek doy na waar trop mais mënuñ ci leen. bis détaillé daal li ñuy def ñoo ko tey dañ leen discipliné wul rek bu ñu leen yaroon bàyyi nañ lu ba tàyyi li ñuy def. ñu nekk ay client bis bu yàlla sàkk ñuy jël woto yile waaye daanaka kontaanuñu loolu ndax dañoo gis ni ñoom dawalkatu bis yile dañuy def ay courses ci tali bi ba tax na ñu ngi koy ñaawlu loolu. dañuy comporté wu comme si ay xale lañu parce que yow nga yor bakkan di ci course loolu ci man c'est inadmissible loolu kenn waru ko def
waroo ko xalaat sax ba di ko def. léegi permis dafa yomb nuñ koy amee ku nekk ay dawal oto mais boo dawalee oto sa yaruloo boo yaruloo tamit boo ñëwee si circulation bi ni nga mel la nga fay wone. mënoo di daw ba pare di rawanteeg sa moroomu oto ndax clientèle donc nit ñi la ñu respecté wul clients yi tax ñuy daw dégg nga si di ko jëkkante ba ak ay accident di si am ak ay nit di si loru dañ leen jëlul ay sanctions bu ñu si jëlul ay sanctions yu sévères ñoom seen bopp nekk nañu nit. ñoom dawalkatu bis yi ñuy joxañ baaraam di weddi tuuma daal di gis ni ñoom clients yi waxuñu dëgg. clients yi ñoom ñun dañ leen comprendre ndax da ngay yab lu mat 50 personnes ku nekk ak bëgg-bëggam ku nekk ci bëgg-bëggam lay bëgg nga dox ci mais yow mi yor direction bi yow li lay yoon may te nga xam ko ci ngay dox. xam nga oto buy course ak budul course ñoom mënuñu koo xam parce que ku ci nekk rek kii day yàkkamtee bëgg a àgg kii moom saa bu àggee baax na kii moom du lennam ay dégg xam nga ñett ñooñu ñëpp mënoo boole seen bëgg-bëgg di yow kenn nit ki nga jox ñëpp seen bëgg-bëgg mënul nekk. circulation day boole oto yi ñun course ban sens la ñu amal ban njariñ la ñu amal. ñoom clients yi ñuy sàkku rek ci dawalkat yi daal di ànd ak dal. xanaa ñu jéem a def prudence rek comme yor nañ bakkan nañu changer de comportement nañu xam ne ay bakkan la ñu yor donc ñuy dawal correctement pour que ñooñu ñu yegg seen kër ci jàmm ak salaam. waaw comportement yi xanaa chauffeur yi lañ ko xool demal ci marché bi ñaata nit ñoo fay jaay lu baaxul est-ce que loolu chauffeur la ñaata nit ñooy nekk ci mbedd bi di agressé ay nit di leen rey est-ce que loolu chauffeur la dañu ñoom chauffeur la ñuy jox ko ëppal lu ñuy nekkal mais milieu boo dem am na ko bon ko fa ne ñun bañuñu am nañu ñu rax mais du ñëw dañuy jël rek ñëpp boole leen dugal leen ci benn pot. ca atum 2005 la ñu commencé daw ci biir Ndakaaru ba tax na ñuy def liggéey bu am solo ci wàllum transport en commun mais yenn comportement wu dawalkat yi tax na ba sénégalais yu bëri saa yu ñuy jël woto yile dañuy tiit. xabaaru bitim réew yi wërngal lañ ci ànd ak Mamadou Bipa Sissoko. ci Guinée-Bissau tey nañu amal seen élection ngir fal seen njiitu réew depuis ci suba vote yi ñu ngi am ci jàmm te waa CEDEAO sax yebal nañ leen fa ngir surveiller yooyu le vote te ki leen jiite di Soumaïla Boubaye-Maïga nekkoon premier ministre ca Mali. climat politique bu Guinée-Bissau nag xawoon na am ay yëngu-yëngu ndaxte ki fa nekkoon président di José Mario Vaz dafa daal di dàkk ki fa nekk premier ministre ak gouvernement woon quelques semaines balaa élection yi. fukk ak ñaari candidat nag ñoo fas yéene jongante Domingo Simões Pereira bokk ci ñoom moom candidat bi nekk ci parti bu ñu woowee PAIGC moo fas yéene jàmmarloog ki fa nekk président di José Mario Vaz. te République démocratique bu Congo benn avion moo daal di daanu tey ci suba ci benn dëkk bu ñu woowee Goma nekk ci Nord Kivu. avion bi nag mi ngi nekk type Dornier 228 mi ngi daanu ci benn quartier te fu mu toll nii ñaar fukk ak ñeent nit daal nañ si ñàkk seen bakkan ñeneen ñi am ay gaañu-gaañu yóbbu nañ leen si hôpitaux yi fu mu toll nii mënuñ wax lan moo waral avion bi daanu wante am na ñuy bëri ñuy jàpp ne ay problème technique moo tax ci quartier boobu sax di Mapendo foofu avion bi daanu ay kër yu bëri daal nañ fa yàqu te population yi ba léegi ñu ngi am njaxare. tey ca Japon Pape François moo fa doon amal visite ci ñaari dëkk yu ñu woowee Nagasaki ak Hiroshima ñaari dëkk yi nga xamante ne bombe atomique daanu na fa ci atum 1945 ci visitam boobu ñaawlu na si dëkk yu mag yi nga xamante ne ñi bëgg di am lii di bombe atomique pour moom loolu ab crime rek nañ ko mun tuddee intervention bi nag andi na sax coow ci dëkk bi nga xam ne sax bëriwul noonu ay chrétien waaye ñu mu gën a jaaxal mooy gouvernement bu Japon bi nga xamante ne ba léegi signéegul benn traité bu war a interdire utilisation des armes atomiques. ca Irak ay manifestation ñoo fa amoon tey ñetti nit daal di ñàkk seen bakkan ca localité bu ñu woowee Nasiriyah nekk ci 300 kilomètres ak Bagdad ay xeex ñoo fa doon am diggante takk der yi ak manifestants yi samedi ci guddi jëmale dimanche ñaari weer a ngi nii ay yëngu-yëngu yu metti di am ci dëkk boobu depuis 2003 ba léegi dëkk bi amalul ay yëngu-yëngu yu taree nii manifestants yi nag lu ñuy ñaawlu mooy système politique bi am ci seen dëkk lu ñu bëgg mooy ñi fa nekk jóge fa ndaxte guerre bi am seen dëkk ak seen ñàkk xarañte
Mamadou Bipa Sissoko kon mbokk yi loole moo laf làccu xabaaru maraxi sant leen bu baax gërëm leen ci ànd bekk ñun gërëm ñëpp ñi jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci xabaar yi ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouche Kaba ma jox leen dox daje minuit bu ci laandee ci jukkib xabaar yi ngeen wéy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf